wala nga teg sa tànk si kii bi. wala nga wàcce ci mane si su la neexee nga wàcce ko ak ma microfinance ak ouvert c'est bon dina dalal àllarba ñaar fukki fan ci weeru octobre bi ñu jëm monsieur Lamine Dia di directeur du crédit et des engagements de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit UMISEC maanaam mooy kilifa gi nga xam ne moo jiite lépp lu dem ci wàllu leb ak leble ci UMISEC dinañu waxtaane lépp lu dem ci wàllu leb ak leble naka la nit ñi mën a def ngir mën a jotee ci crédit yi nga xam ne institut microfinance yi ñu ngi koy joxe yan jafe-jafe la ñu mën a am naka la ñu mën a def ngir mën a jot ci crédit yooyu naka la ñu mën a def ngir leb liggéey fekk du ñu am benn jafe-jafe lépp lu dem ci wàllu crédit ci FFD yi dina amee ci microfinance à cœur ouvert àllarba ñaar fukki fan ci weeru octobre Léopold Ndiaye di jàkkaarloo ak monsieur Lamine Dia microfinance à cœur ouvert lépp ci wàllu microfinance ci Sénégal ak na si bu leen ko kenn nettali àllarba bi di ñëw. asalaamaaleykum mbokku auditeurs yu Témoin FM 107.0 émettant de Maristes amaat nañ mbégte di leen dalal ci seen émission microfinance à cœur ouvert microfinance à cœur ouvert di émission bi ñu jagleel lépp lu dem ci wàllu microfinance ci àddina si ak fii ci Sénégal tey nag ñu am mbégte dalal benn kilifa gu mag yoo xam ne mu ngi nekk kër gi ñu naan Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit di UMISEC muy yore foofu li ñuy dem ci wàllu leb ak leble maanaam nekk directeur du crédit et des engagements waaye doon nag sama jaam waaye tey moom damay nangu rek mu doon buur bi comme man maa ko dalal te gan dañ koy jox àqam voilà donc monsieur Lamine Diagne ñu ngi lay nuyu. merci Léopold day gërëm di la sant ci invitation bi donc gën ko yaatal donc invité waale UMISEC yëpp. donc di leen gërëm borom télé bi di gërëm aussi auditeurs yëpp ñu ñuy déglu di profité nag di gërëm sama directeur général monsieur Ousmane Thiongan di gërëmaale administrateur yëpp di gërëm bépp personnel boo xam ne ni mu ngi ci UMISEC. jërëjëf monsieur Lamine Dia balaa ñoo dugg ci wàllu waxtaan wi dañu la njëkk a laaj rek kan mooy Lamine Dia. waaw donc. boobu question nag bu yaatu la ndax man maa ngi tudd Lamine Dia juddoo ca Kaffrine donc nekk Saloum donc foofu laa jàngee foofu laa dooree jàng ba am fa sama brevet ndax boobu Kaffrine amutoon lycée donc suñu jàngoon ba am brevet rek dañuy génn dem Kaolack donc bu fa demee nag dem lycée Ablaye Niass donc bu Kaolack génne fa benn bac G2 doog a dem université doxal fa ñaari at gis na ne nag ci jamono jooju aussi grève yi bëri woon nañ trop. ci loolu nag laa génnoon foofu ci sama décision bopp. dem Côte d'Ivoire donc déroulé sama benn programme parce que dama boobu bëggoon naa def entrepreneuriat bu baax. en même temps nag. pour bañ a ñàkk aussi loo xam ne ni amoon naa ko ci wàllu njàng mi mu continuer di jàng ci wàllu comptabilité ak informatique. loolu nag bu mu demee ba nga xam ne ni nag trouble yi am Côte d'Ivoire yi am na. boobu laa dellu ci Sénégal. continuer waat sama njàng. bu am fi benn diplôme supérieur de gestion. am diplôme supérieur aussi de management. ba léegi nag maa ngi continuer di jàng. parce que maa ngi war a terminer aussi benn master 2 en finance et comptabilité. donc ci wàllu liggéey bi nag donc ginnaaw passage bu ma def Côte d'Ivoire dafa ñetti at. donc dugg ci wàllu entrepreneuriat ñëwaat naa Sénégal fekk fii ku ñuy wax Mamadou Sidibé. moo njëkk a nekk nag secrétaire exécutif ak PSFD. moom la Sidi Lamine remplacé. Sidi Lamine Ndiaye bu PSFD. donc bu ñu ñëwee nag ubbi suñu cabinet bu ñu tuddoon mutualité développement en tant que consultant associé. donc nag yàlla ubbil ñu lu yaatu
ndax bu njëkk ba maa ngi nekkoon côté Bambey di liggéey ci ak programme sous programme 3 bu PNUD def naa fa nag ñaari at doog a ñëw nag Dakar ñuy liggéey ci wàllu formation mais cabinet bi fii la ne woon mais ci Sénégal yëpp lañ doon intervenir ci wàllu formation lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu microfinance ñu jublu ci di ci liggéey di ci def liggéey bu rafet mais dem na ba benn jamono nag ñu gis ne cabinet yi bari nañ marché baa ngi gën a xat te man ma mos a bëgg nag microfinance loolu moo ma dugal ci IMSEC maa ngi dugg IMSEC nag ay 2003 comme donc comptable régional à Thiès jóge fa bu Mbour di ubbi ma ñaan ñu yóbbu ma fa ma nekk fa comme ne coordonnateur régional donc bu IMSEC bu Mbour donc ubbi ko di fa liggéey ba 2010 ñu nommé ma directeur régional donc ma yore IMSEC Mbour ak IMSEC Casamance ba pare boobu nag bu loolu jeexee ay 2013 laa ñëw Dakar occupé poste directeur des opérations et de la qualité jëlaat beneen ñu nommé waan ma beneen direction muy directeur financier et comptable mujjee nag directeur du crédit des engagements bu ma occupé ba tey depuis juróomi at. Très bien donc ñu gis ne ni ko tubaab di waxee yaa roulé ta bosse partout voilà donc ñu gis ne loolu lu baax la je pense que loolu moo tax nga acquérir benn expérience boo xam ne am nga ko ci wàllu microfinance mais toujours rek suñu ñu nekk ci toj yaxu baat yi lan mooy microfinance. waaw microfinance moom dafa nekk loo xam ne nii mooy banque boo xam ne nii dañ koy jagleel ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ndax ci wàllu banque ci wàllu leble moom dafa mos a am ndax loolu am na système informel bi boo xam ne souvent dañuy wax système autonome même ci biir kër yi nit ñi dañuy leblante ci biir marché yi nit ñi dañuy leblante moom mooy système boo xam ne nii moo gën a yaatu ndax war na adduna yëpp même ñoo xam ne ni dañu am ay compte banque du tere de temps en temps ñu def seen i xarit loolu aussi da ciy am boobu nag limite am mooy xaalis bu bëriwul ndax ay jàppalante la rek beneen système boo xam ne ne moo ëpp xaalis te ñu bëri joteewuñ ko mooy système bancaire boobu nag suñu xaymaa rek daaw ci luñ joxe ci xaalis tolloon na ci 4610 milliards joxe nañ ko ci Sénégal mais ñan lañ ko jox ay milliards nga wax de ay milliards 4610 milliards joxe nañ ko daaw loolu bari ci wàllu crédit nga xam ne nii système bancaire yi ko joxe mais ñooñu ñan la laal est-ce que paysans yi nekk ci àll bi la laal wala ñoo xam ne nii ay chef d'entreprise wala ñeneen ñoo xam ne dañ nekk ci biir dëkk bi lu ci gën a bëri vraiment ci ñoo xam ne nii yor nañ ba pare wala am nañ ba pare ñoom ñoo koy jot ndax ci xaalis bu ma lim léegi soo xoolee 60% yëpp mbirum trésorerie la financé ci ay bor yu gàtt presque bor yoo xam ne weesu nañu at weesuwuñ 25% ci lu ñu wax léegi nag loolu comme ci taax yi la nekk ak lu ko wër ña ca des ñëpp tumuranke lu yàgg ba léegi nag microfinance jóg mais kon ñoo xam ne ni informel nañ bëgg nañ wante yoruñu banque yi aussi yor nañ xaalis bu bëri wante seen cible soriwul ah ñun nag ñu jéem a fexe na la ñuy combler kon nag suñu jàppee microfinance boobu donc moo nekk ci àll bi moo nekk ci village fépp foo dem ci biir Sénégal di leen fa fekk suñu xaymaa rek daaw bu ñuy clôturer année 2020 bi en cours boo xam ne ni lu nekkoon ci loxo nit ñi te fayaguñ ko te mu nekk ci SFD yi kese tolloon na ci 497 milliards yoo xam ne nii mu ci woon ci loxo nit ñi te loolu soo xoolee daaw rek ren ji suñu jëlee ren par exemple de janvier ba juin gis nañ ne joxe nañ 119 milliards SFD yi joxe nañ te nag joxuñ ko ñaari nit ñetti nit presque 120 000 personnes yegg nañ ci 3000 presque 640 ñoo xam ne ni bokk nañ ci SFD yi ndax ñu ci am compte weesu nañ 3 millions di teg donc su ma xoolee ci population Sénégal yëpp soo ci jëlee 3 millions et quelques ci ay nit ci population boo xam ne ni dafa active lu ci des du bari
donc nag loolu moo tax nag ñu war leen jox cër. war leen jàppale. ndax jàppale leen jàppale sa bopp la. waaw léegi ma am foo xam daa bëgg ñu teg fa suñu baaraam wax nga ne microfinance li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne seen loxo jotalu seen gannaaw. ah waaye gaa ngi leen di joxoñ baaraam de. waaw nee nañ yéen léegi da ngeen soppeeku. waaw mbubu ma ngeen soloon bu njëkk la leen taxaw jóg nee na lekkatu leen ci. parce que nee nañ jote ci bor yi. jafe na yenn saa si neen da ngeen di ndóolal nit ñi looy tontu ñooñu. waaw xam nga boru microfinance mënut a yomb. mënut a yomb. ndax tey jii bor bu ñuy joxe ci biir village. ngay dem nit ki ñëw bokk nga taal sa oto dem fekki ko. wala taal sa moto dem fekki ko. muy leb nga dem fekki ko dajale leen. defal leen ay adhésion defal leen ay instruction dossier. di leen financer fekk ji leen fu ñu nekk seen biir dëkk ñu bañ a déplacé wu. nga defal leen liggéey bu mel noonu ba financer leen. fekk duñ génn seen village. loolu dafa nekk ay coûts yu metti xam nga liggéey boobu suñ doon def ni banque yi toog biir wetu place de l'indépendance mun na am charge yooyu yëpp duñ ko supporter. donc loolu nag ay gàllankoor la. beneen mbir boo xam ne ni ay contrainte la aussi mooy xaalis boo xam ne ni moom la ñuy joxe. ndax xaalis bu ñuy joxe ndenc mi déjà ndenc mi nit ñi dañuy jàppee lu nit ñi di denc. amul coût. mais ndenc moom moo tax ñuy tabax ay makkaan. di jël ay vigile di jël lépp loo xam ne ni sécurité la. pour mën a denc épargne nit ñi parce que ci biir Sénégal quand même ñu bañ a fàtte ne. presque 404 milliards. ci épargne nit ñaa ngi koy denc. loolu nag nit ñi foo ñu wut foo xam ne nii fu wóor la fu ñu ko dugal te loolu aussi ay coût la. wut aussi ay agents yu xarañ. xam nga souvent sax ci biir débat bi ci joxoon gi ñu ngi ne yéen surtout seen salaire yi dafa bari. dafa bari. mais coût de fonctionnement yi. waaw xam nga salaire yi. mënut a oyof. xam nga bu ñuy door microfinance bu njëkk. suñu bëggee samp mutuelle dañ doon xool nit ku liggéeyul ci quartier bi. xale boo xam ne deful dara. ñu ne ko kaay toog ci place bi. te mu dëkk ci dëkk bi. mu dëkk ci dëkk ba. léegi nag soo xoolee presque nuy banque yi di doxee. ci wàllu comptabilité ak finance. même chose lay mutuelle yi di doxee. donc loolu nag dafa laaj ay nit ñoo xam ne dañoo jàng. te ñooñu soo leen fayul dañuy dem. il faut ñu fay dem parce que tey ñu bokkaloon classe. ñoom tey ñoo nekk ci banque yi. ñoo nekk ci ministère yi. ñoo nekk ay fonctionnaires. donc ñooñu nag lu ñu bëgg ñeneen ñi aussi loolu lañu bëgg parce que bëgg nga peut-être microfinance. loolu nga bëgg a def. wante nag bëgg nga tekki tere say waajur. tere say mbokk. loolu nag moo tax ci wàllu salaire yi moom débat buy gudd la. wante yaakaaruma mu gaaw a jeex. très bien donc ñu fàttali mbokk yi ne yéen a ngi déglu seen émission microfinance à cœur ouvert fii ci Témoin FM 107.0 mën ngeen bokk ci émission bi su ngeen wootee ci 88 628 03 00 ñuy gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di ñu seetaan ñuy gërëm El Hadj Semou Diouf bi nga xam ne nee nañu mu ngi ñuy déglu depuis Podor donc mu am benn laajte bu mu laajte nee na pour nga jot ci boru microfinance dafa metti mu ne surtout pour ñoom ñi nga xam ne ay béykat lañu. dafa naa moom dugal nañu nag ci li tax ñu jóg tey dëgg wàllu bor bi. c'est ça. donc bor nekk lu am solo vraiment jafe-jafe yi quand même bëri nañ mun naa am yenn yi ci mutuelle yi la. wala ci SFD yi la wante yeneen jafe-jafe yu gën a bëri aussi. mun nañ leen a aussi identifier ci ñoo xam ne dañuy leb. donc loolu parce que ñu ci gën a bëri. dañuy yaakaar ne opportunité boo gis rek danga ci war a dugg ndax bor du forcé lebal moom aussi du forcé waaw parce que foofu fu muy yombee sax mooy mutuelle su leblewul day tëj kooku nag su la lebalul rek xamal ne am na ay gàllankoor yu teg wante nag ñu jàpp ne ci wàllu taux d'intérêt boo xam ne nii nit ñaay wax ne cher na loolu ñëpp dañ ciy d'accord wante nag autorité yi bàyyiwuñ rek SFD yi def leen neex ndax soo jëlee ñu ne la yow looy leble nii par exemple mutuelle yi suñu boolee frais yëpp war a weesu 24%. banque yi ñu ne seen taux effectif global lu mu bagage yëpp suñ ko boolee frais yëpp ñu boole ko war a weesu 15%. mooy ne suñu jëlee même 24%. mooy junni bu ñu lebal nit
nga xam ne jaar na yoon junni ba même su nekkee bor bi da koy téye yor ko ba moment bu muy jeexal fay junni bu ne weer bu ne du ci weesu ñaar fukki dërëm 100 francs. mais est-ce que am na ñuy def loolu. waaw SLD yi je pense que même ren ji nguur gi xaatimaan na beneen pour rappeler nit ñi nañu respecter taux yooyu. parce que am na ñoo xam ne ni ñu ko interprété woon yaakaaroon ne assurance yi bokk ci wala yeneen frais bokk ci mais dañ ko repréciser ne lii ak lii moo ci bokk. mais est-ce que mën nga ñoo tojal dëgg taux boobu lan moo ci bokk. waaw taux boobu moom taux bi moom day yóbbaale taux d'intérêt bi ci la bokk. frais de dossier yi ci la bokk. frais de gestion yi ci lañ bokk. assurance yi ci lañ bokk. dañ ne daal lépp loo xam ne nii. day dugg ci biir bor boobu. warut a weesu suñ ko dajalee. ba calculer waat ko warut a weesu 24%. frais de dossier ak frais de gestion mooy lan pour sama mbokk xalpulaar yi nga xam ne xamuñu li ngay wax. waaw xam nga. frais de dossier. mooy lu tax ñu teg ko ndax institution de microfinance yooyu gis wala SFD yi. dafa am lu ñuy wax ay organes. organes yooyu nag ci waay moomeel yi. ñoo xam ne ñoom moom seen mutuelle. ñoom leen fa teg te yoon nag ne crédit kenn mënu ko joxe lu dul comité de crédit. kon nag yow suñ lay monter dossier. déjà kayit yu ñuy utiliser parce que lu ci gën a bëri nit ñi duñu indi ay étude de projet. da ngay ñëw wax sa xalaat. agent boo fa fekk moo lay monter dossier defal la étude de projet. suñu paree jël ko yóbbu ko ci comité de crédit bi. te ñooñu suñ ñëwee dañ leen di rembourser passe kayit yi aussi dañ koy jënd di ko imprimer di teg. donc frais yooyu nag pour balaa ñu koy teg ñoo xam ne nii lebuñu. ñu ne ñuy leb nañ ko séddoo loolu mooy frais de dossier. léegi nag suñ jëlee frais de gestion. ndax bor dañ koy saytu. newul rek nga joxe parce que xaalisu mbooloo mi la. lu nit ñi denc ak loole bi soo ko joxee nit da nga war a topp ci ginnaaw di ko saytu. kon nag ñooñu nga xam ne ni dañoo leb ñu ne nañ jël ku nekk participer ñu dugal ko ci pañe bi. nga xam ne subaa su bor bi tardé wala tardé wul même bor bu tardé wul dañ ko war a saytu. fu ma la nag bu tardé. subaa su ñuy dem di saytu nit ñi. agent yi ci la ñuy jël ñu mun leen a jëlal carburant wala jëlal leen téléphone ñu dem saytu bor yi. ndax suñ ko deful ndenc nit ñi dina dem ba nga xam ne ni nit ñi dinañ ci mën a bëgg a jot mu tëlee. parce que dañ ciy jël parce que soo ko jëlul ci ay produits rek. jël ko ci ndenc nit ñi. te loolu nag politique de crédit bi moom la ñuy tëggee d'une certaine façon. ba nga xam ne ni bépp charge boo xam ne institution bi war na ko mën a supporter. fekk du ñu laal ndenc nit ñi noonu lañ koy tëggee loolu moo tax na ñuy dugal lu ñuy wax frais de gestion. même denc ñi buñ ko laalee sax am na je pense loi bi maanaam seuil boo xam ne waruñu ko dépasser. waaw loolu ci. parce que baax na nit ñi xam ko. non loolu sax ci ndenc mi. laal bi du nekk laal pour ay dépenses. mais laal pour transformer parce que ndenc bi mënoo jël rek dajal xaalis bi rek du ko seetaan. parce que xaalis bi ci njëlbeen bu ñu samp mutuelle bi mooy nit ñi ñu am ni dañuy dajale lu ñu yor. pour ñu mën a jàppale ñoo xam ne dañoo am soxla ci xaalis. kon nag transformation boobu ci habitude nit ñi nan la ñuy doxee. parce que su nekkee nit ñi xam nga ne tabaski nit ñi dañuy jël seen xaalis. donc loo ciy jël pour joxe ko bor day wàññeeku. mais jamono yoo xam ne nit ñi suñuy soxla seen xaalis. nga yëkkatiwaat jël. donc loolu aussi da nga koy xayma parce que dafa am aussi ay coefficient de liquidité. yoo war a respecté. yooyu nag en tout cas banque centrale du ko foye. yooyu nag moo tax aussi bu ñu mën a jël dafa am limite boo xam ne nii ci lay yem. kon donc ñu gis ne mbir mi. yombul ni ko nit ñi xalaate parce que man mi toog fële rek sama kër. ñëw ubbi compte bëgg bor ma dem lebaluñ ma damay naan fii kenn mënu fay am bor. mais ndeke am na ci gannaaw leneen loo xam ne mu ngi si biir yenn yi mënoo koo def ndax nguur gi moo la ko tere yeneen bi loi bi moo la ko tere yeneen yi sa man-man sa kattan yéegul foofu. léegi suñ jëlee mbir mi nag benn par benn pour expliquer nit ñi pour nga am bor. lan nga war a njëkk a def liy demee ci wàllu ubbi compte ba fa nga ñëw. waaw man yaakaar naa ne balaa nit ki ubbi compte bi moom. parce que du mbirum leb kese. ndenc bi ci la bokk. yeneen produits yi ñuy fournir ay produits digitaux ak yeneen yëpp. daf ci am solo. mais soo demee ba bëgg a leb. na fekk mu nekk farata. waaw nekk farata nga gëstu si sa projet bu baax. newul rek nga dem Léopold Ndiaye defal la benn étude de projet nga ñëw gàddu ko teg. fekk yow luñ ci bind xamoo ci dara. subaa suñu la ko bàyyee jox la xaalis bi doo ci mën a génn. yow nag sa bopp yaa war a porter sa projet.
soo porté sa projet xam nan lay demee ba mu leer na ne lii su ma ko jëlee naa ci mën a liggéey naa ci mën a am parce que ñun mutuelle yi de duñ lebal nit koo xam ne nii day liggéey fay bor bi du dese dara wala mu perte wala di jaay ay béyam wala nagam pour fay suñu bor ñun ku ñuy bëgg a lebal mooy ñu jox la bor nga liggéey fay soo fayee pare dese loo xam ne nii di nga ci mën a jàppale sa bopp jàppale say njaboot vraiment loolu moo ñu tax a jóg léegi nag soo bëggee bor vraiment jarul damay gis ñenn ñi di wut ay intermédiaire ah Léopold jàppale ma ci diw jàppale ma ci mutuelle yi nit ñi ñoo leen fi bàyyi soo bëggee bor ñëwal def sa demande bul intermédiaire bul neexal kenn ñëwal def sa demande ndax fooy dem membre nga wante yow yaa moom mutuelle bi sa membre nga propriétaire nga effectivement donc nag soo fa yeggee déposer sa demande suñ la laajee apport nga indi ko ndax apport bi du dara lu dul wane ne man kat sama projet man maa ko moom kon nag 100% yi bi duma la ko bàyyee yow soo ma indilee par exemple 90 wala 80 man ma teg ca la ca des ndax man mi day wane ne man projet bi man maa ko porté te jaroon na ma miiraas sama bopp pour def ko comme nag am naa opportunité bañ a def loolu yëpp pour accéder ci crédit kon nag jaru may miiraas sama bopp wante dinaa wane ne ah suñ ma laajee dara ci wàllu apport ma joxe ko ndax apport du frais soo demee ba fay ba jeexal dañ la koy delloo soo defee nag sa manifestation d'intérêt mooy sa demande booy teg li ñuy soxla rek mooy nga wax lan laa bëgg a def ci ban diir laa ko bëgg a def nan laa ko bëgg a fayee yow sa bopp nan laa ko bëgg a fayee nan laa ko mën a fayee loolu soo ko waxee su nekkee bëgg nga ay battement ak yeneen yooyu yëpp nga boole waale ko ci loolu soo ko defee teg su boobaa agent de crédit bi su ñëwee moom dina la woo koo xam ne moo war a gérer su dossier dina la woo ngeen toog entretien boobu aussi pour jéem a dajale defal la comme yow amoo étude de projet moom mooy toog di la poser ay question ci sa projet ngeen di tëgg ba tëgg seen dossier ba mu jeex dossier boobu nag moom lay jël yóbbu ko comité de crédit am na ñoo xam ne nag am nañ ay comité technique ak yeneen i mbir yoo xam ne pour gën a renforcer pour nit ki bañ a amee jafe-jafe ëllëg donc su yeggee comité de crédit nag comité de crédit moom la yoon may pour mu leble nit ñi bañ a jàpp ne agent bu ñuy jàkkaarlool moom moo leen di lebal xaalis agent bi amul pexe lebal nit man mii jara leeral la man ñii nekk directeur du crédit IMSEC amul benn membre boo xam ne nii mën naa la lebal 1 franc donc agent bu jàkkaarloo yow aussi liggéeyam lay def dañ ko fay pour mu def liggéey boobu kon nag soo ñëwee yow wax ko question bi lay posé nga répondre ci pour ëllëg su demee ba comité de crédit bi jàkkaarloog élu yi mun leen expliquer ah diwkat lii la bëgg a def lii la bëgg a def nii la ko bëggee ba mu sotti léegi nag su méngoog produit de crédit yoo xam ne am na fa ñu ne la ah méngoog nag moom amul jafe-jafe su nekkee ne méngoowul ñu ne ah durée boo laaj ëpp na nañ ko wàññi wala nañ def ni def naa ah parce que loolu aussi jafe-jafe la nit ñi yenn saa ñu ne damaa laaj 500000 ñu jox ma 200000 wala 300000 waaw fekk projet 500000 la amoon waaw xam nga mbirum projet yi aussi ñooñu ñu fa ne lu ci gën a bëri dañ fay def ay at yu bëri façon projet yi gis nañ ko façon nit bu bëri ñu bëri aussi gis nañ leen newul ne da ngay ñëw rek 500000 rek jeex na mais ñoom ci waxtaan bu ñuy waxtaan ak yow dañuy xayma yow lan mooy sa marché tey suñ la joxoon 500000 lan la mën a génne yow suñ la ko joxee mbaa doo am tolof ndax am marché bu ko mën a consommer ban activité ngay def loolu yëpp su ngeen ko càmbaree ñu gis na ne yow looy def 200000 doy na ci mais duñ la jox 500000 da la indil coono wala yow sa bopp ci besoin yow soxla nga wax ci benn pàcc bàyyi ya ca des loolu aussi mooy tax ñu koy wàññi soo ñëwoon ne ah man kat damay bay wante bëgg naa vivre de soudure bëgg naa lii bëgg naa laa man dinaa xam ne du mbay kese parce que da nga war a dund donc loolu yëpp dañ koy boole ñu lebal la ko mais soo ñëwee ne damay bay kese hectare soble te ñu xam ne nag léegi agent yi nekk ci biir kees yi rawatina fu ma bokk waa IMSEC ñoom dañ leen a tàggat ci hectare soble ñaata la soxla ci xaalis hectare du ceeb ñaata la soxla demi hectare leneen lan la soxla donc kooku soo ñëwee yow nga fàtte yenn besoin yi nga ñëw ne ko lii rek laa bëgg dalay xaymal ci loolu joxee la ko noonu walla nga nëbbatu sax waaw nga nëbbatu di nëbb sa bopp loolu nag soo ñëwee da ngay jàpp ne kooku moo may défendre
dina toog foo xam ne man du ma fa toog kon nag war naa ubbeeku ci kanamam wax ko loo xam ne ni incha allah su yeggee dina am loo xam ne dina ko yeggee waa comité de crédit. très bien donc mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission microfinance à cœur ouvert fii ci Témoin FM 107.0 mën ngeen bokk ci émission bi su ngeen wootee ci 88 628 03 00. alors amaat nañ beneen laaj fii kii moom IMSEC la dut baaraam moom waaw Yoro Ndiaye nee na félicitations monsieur Dia, très pertinent. Cependant le coût sur les opérations déplacées au niveau de l'IMSEC reste trop élevé. C'est inadmissible de payer autant pour un versement ou un retrait dans ton propre compte. Looy tontu ko. waaw bon loolu di jéggalu rek xam nga il faut ñu xam ne IMSEC du monsieur Dia du congaan du keneen IMSEC ñoom la te war nañoo fexe ba dooleel IMSEC comme nag seen yëf la te lépp lu ñuy def assemblée générale la ñuy daje ñoom seen bopp ñu nañ ko defee nii pour lu ñu yore pour suñu instrument bii di IMSEC mu mën a dëgër kon nag te xam nañ ne fu jamono ji toll tey coût boo mën a fixé wàññi rek la mën a nekk wante mënoo koo yokk te nag moom su nekkee gis nañ ne jéego yu bëri IMSEC def en termes d'investissement ci wàllu logiciel yeeg yooyu ay centaines de millions yoo xam ne bëri nañ te yooyu yëpp aussi ñoom comme ñoom lañ ko defaloon ñoom ñoo ko moom ñoom aussi ñoom ñoo war a xool nan lañ koy amortir dans le temps buñ koy def nag dañoo dem wëri ci yeneen naataangoo xool lan la ñuy def ñu jël coût yu gën a néew yooyu mais tey nag ci diggante bi bien sûr que évolution am na parce que am na yeneen ñu ci dugg si ba nga xam ne ni affaire bi cassé wu na mais moom su ma déggee lu mu wax dafa ne le coût sur les opérations déplacées lan mooy opération déplacée. waaw opération déplacée loolu xam naa ne ci kanam tuuti dinañ ko xoolaat mooy ne yow nga bokk par exemple benn guichet Liberté 6 par exemple nga dem ba Diaobé war fa def opération fekk yow sa compte vraiment numéro bi numéro Liberté 6 fa nekk soo demee ba Diaobé au lieu ñu jàpp ne lépp benn IMSEC la yow kon dafa waroon a da nga waroon déposer rek comme guichet unique mais ñun suñu architecture institution demeewul noonu ndax dafa nekk ñeenti IMSEC yoo xam ne ñoom ñoo dajaloo samp IMSEC mooy IMSEC bu Casamance bu Mbour bu Thiès ak bu Dakar donc nag soo génnee Dakar dem feneen loolu aussi mun nañu wax ne même biir Dakar sax day am. voilà nga jóge feneen ñëw Dakar dem feneen ñëw Dakar. même ci biir Dakar sax entre guichet biir Dakar yi sax day am opération déplacée. loolu nag mooy question boo xam ne bu am solo la. dinañ ci gën a xalaat. gën ko tegaat ci taabal ji. ba xool nan lay gën a oyofee wala nan la ñuy def ba génne ko. maanaam su ma gisee bu baax soo jógee fii dem Diaobé wala Tambacounda. nga bëgg faa retirer xaalis da ngay fay. da ngay fay. fay moomu la wax ne dafa bëri. dafa bëri waaw donc loolu daal ñun daal jàppoon nañ ne ci commencement. xam naa ne moom tendance baissière la mën a am. mooy ne defoon nañ ko. il y a maintenant presque 1 an 2 ans. donc dinañ continuer di xalaat. di recueillir aussi xalaat yu mel noonu. pour xool nan lañ leen di wàññee. ndax vraiment toll nañ foo xam ne nii tey. mun naa am dinañ mën a defaat ay jéego di wàññi ndànk-ndànk ba jour boo xam ne ni day nekk loo xam ne ni lu gratuit. très bien voilà donc kon ñu ñëwaat ci beneen laaj bu am solo toujours ci wàllu bor bi gis nañu ne nit ñi dañuy leb ñii dañuy fay ñii duñu fay. xëy na am na ñoo xam ne mauvaise foi duñu bañ a fay am na ñoo xam ne dañu am ay jafe-jafe bu fay ñu gis ne institution de microfinance ñu ngi jànkonteel bu baax li ñu naan crédit en souffrance yooyu yéen naka ngeen dund loolu ak yan matuwaay ngeen jël ci ñi nga xam ne dañuy leb te fayuñu seen xaalis des seen loxo te yéen mën leen see jot. waaw loolu nekk loo xam ne ni lu metti la parce que aussi ñu jàng ci wàllu microfinance lu ci gën a bëri dañ ne client bu bon amul mais instruction bu bon moo am. te nag dossier dañuy bëri waaye boo xam ne ni agent de crédit pourtant bu ñu war a def ci inscription instruire dossier yi day xaw a néew nga xam ne ni yenn étapes yu bëri mun na am duñ ci insister mais soo xoolee par exemple ci sous-région bi presque 16 institutions de microfinance ñu ngi administration provisoire mooy dañ nekk ci ay jafe-jafe yu tar ba yoon dugal ci loxo donc loolu nag day indi ay jafe-jafe
moo tax nag jafe-jafe yi ñuy dundee nii mooy waxtaan ak nit ñi ndax ci client yoo xam ne nii duñu fay am na ñoo xam ne nii dañoo sàggan seen heure fay su jotee tant que woo leen duñ ñëw fay si am na ñoo xam ne nii aussi dañ ne comme pénalité rek laay fay te mën naa gagné lu ko ëpp kon nag amul problème nañ ma dóor pénalité rek mais mën naa yore xaalis bi di liggéey mais am na ñoo xam ne nii nag dañoo bañ a fay te ñooñu aussi vraiment dañuy suuxal institution de microfinance presque soo xoolee ci IMOA presque ginnaaw ay Niger ak yooyu ñun ñoo ci ëppale ay part muy portefeuille à risque presque ñun suñu taux portefeuille à risque 90 jours mu ngi ci 7,7%. Alors que yeneen dëkk yi ay benn yooyu mun na am ñu ngi ci 6 ak yeneen donc ñu war a gën a góorgóorlu xam na ne yooyu day tax fin d'année am na tubaab lu ñuy wax ay provisionnement ak yooyu day wàññi résultat bu ñu am ndax résultat boobu lu tax nit ñi di insister mooy dafa am solo loolu day participer ci ñoo xam ne ni ñu ngi ciy saytu mooy taux de capitalisation loolu mooy nga am ay fonds propres yu dëgër ba nga xam ne lu xewoon daaw lu mel ni ci mbas mi mu nga daaw nit ñi toog nañ presque ñeenti weer joxewuñ crédit mbas moom mbas nañu bu baax mbas na bu baax joxe nañ fi ay li ñuy wax report d'échéance presque ay 6 mois yoo xam ne nii nit ku presque du fay dara du intérêt du pénalité du lenn te boobu kër gaa ngi continuer dox kër gaa ngi dox du fay salaire yi ñu ngi def lépp lu ñu waroon a def ñu ngi koy def loolu nag lu la koy permettre mooy moment buy àdduna jamono di neex nga am ay fonds propres yu dëgër mais soo ko amul yu mel nii su répété woo benn yoon ñaari yoon da ngay suuf parce que suñu xoolee microfinance SFD yi ñu amoon année yu njëkk yi amoon nañ ay 800 ñu dem ba mu yàgg dem ay 350 tey institution de microfinance yoo xam ne ñuy tax ñu ne ñii ay SFD lañ 128 la yu taxaw wàññi ko na bu baax mais ca des yëpp presque ñu ngi soox wala mos nañ fay nekk rek ngay dégg kon nag nit ñi nañ gën a jàpp xam ne ne bañ a fay day suuxal institution te lu muy suuxal mooy loo moomal sa bopp ndax newu client kese mais client membre nga propriétaire la très bien membre nga propriétaire nga maanaam donc ñi nga xam ne ñoo ubbi seen compte ci biir institution de microfinance ñoom moom kër yi ñoo ko war a njëkk a saytu donc loolu di kàddu suñu ganu tey muy monsieur Lamine Dia di directeur du crédit et des engagements de UIMSEC mën ngeen woote ci émission bi su ngeen composé 88 628 03 00 alors damay incité waat ci foofu parce que nit ñi dañuy yooxu fu nekk ne taux bi dafa rëy mais kenn du yooxu ne bor yi ñu fayul rëyul te nag suñu waxantee dëgg taux bi lu mu rëy su nit ñi lebee te fayuñu aussi problème dafay am beneen bi mooy am na ñuy wax ni yéen su ngeen lebelee nit ba fayul da ngeen dem ni ngeen koy fayee ko dafa ñàkk teggin mën nañ ko waxee noonu est-ce que loolu new ndax am na wala amul mais est-ce que mu ngi am ba léegi waaw xam nga yooyu amoon na ay pratiques yoo xam ne ni amoon na ndax ñun ñu yàgg ci secteur bi am na ay pexe yu nit ñi doon def mooy jël say photo di ko tafak wala dajale mbooloo mu takku ñëw fekk la sa biir kër wala yooyu yëpp en tout cas mu ngi wàññeeku bu baax te loolu aussi am na ay gestion de plainte yoo xam ne day am biir institution yi léegi nit ñi dañ leen di tàggat nan ngay defee recouvrement nan ngay toppee sa bor mais yooyu yoo xam ne dañ koy tere suñu xoolatee amul benn foo xam ne ni affiche boo xam ne dañ fay taf ay nit wala ay 10-20 personnes di wàccandoo ci benn kër mais comme nag ñun ñoo bokk outil bi mënuñu toog bañ la fayeeku mënuñu toog bañ la fayeeku parce que luñ ciy bañ loolu yëpp lu ñuy def ay recouvrement à l'amiable la tudd même souvent nga dem police wala feneen ak feneen yooyu yëpp ay recouvrement à l'amiable la ndax affaire bi affaire civile la donc nag luñ lay bëgg a moytuloo mooy yóbbu la ba yóbbu ko contentieux ndax ci contrat yi ñu signé ak yow lépp loo xam ne ni yokku na ci mooy avocat booy fay huissier booy fay maître priseur yeneen ak yeneen dépenses yoo mën a def pour recouvrer sa bor da nga koy yokkaat ci bor bi nit koo xam ne ni nag te naa fay lu mu yor nga bëgg cee boole leneen day indi ay problème moo tax vraiment juróomi at yu ma fi nekk yëpp suñu gisee dossier ñu yóbbu contentieux yu néew la ndax dañuy dem waxtaan ak nit ñi
wax leen ne vraiment lii leen di bañal mais il faut ngeen jàppale ñu ndax yow yaa gën a xam sa bopp ñun dañu mën a rek di pousse mais ku nekk gën a xam sa bopp pour mën a fay ñu xam ne ne loolu day daanal institution de microfinance yi te suñ fi nekkatul banque yi ñoom soo bëggee bor da ngay jóge fële ay fépp ay conkesil daw ba Dakar wala daw ba Ziguinchor pour wuti bor wala ba pare joxe garantie ba pare joxe garantie kon nag tant que ñu ngi jëflante ak ñoom di naxtaan ak ñoom tamit nañ def effort di ñëw fay si loolu daal xam naa ne suñ ko defee diggante bi dina gën a ratax ndax ñun ñi duñu ay gendarme duñu ay policier seeni ndaw lañ dañ ñoo recruter pour ñu liggéeyal leen outils yi ñuy liggéeyee aussi ñoom ñoo ko validé muy politique de crédit beeg politique de recouvrement yeeg lépp loo xam ne ni ñu ngi ko def ak membre propriétaire boobu ñoom ci seen bopp ñoo ko validé assemblée générale donc nag noonu lañ ko war a jàppee xam ne ñun nag ay ndaw lañ seeni ndaw lañ ñu gën ñoo jàppale pour outil boobu nga xam ne nii lañ bokk mu mun a ñoom très bien donc ñun ñëpp ñu jàpp ci outil boobu nga xam ne ñoo ko bokk seen émission microfinance à cœur ouvert maa ngi jot ay message il paraît que serveur bi doxul donc nit ñi ne ñu ngi woote mais mënuñoo jot wala ñu jéem a xool loolu am na moo tax am na ku envoyé benn message am na ku envoyé donc benn message ne ñu wax ci wàllu l'accès au crédit des jeunes un problème pour l'entrepreneuriat des jeunes voilà léegi ndax ndaw yi ak ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu menuisier yu ndaw yi mécanicien yu ndaw yi ndax am nañu ay jumtuwaay yu woyof yoo xam ne jox nañ ne ko ñu mën a am ci bor yi. waaw mbirum emploi jeunes yi xam nga jeunes yi daan nañ leen financer mais indirectement généralement luy am mooy borom kër gi ci boppam mooy dem lebi mais su ñëwee ci tool ya mooy jënd semence mooy jënd engrais mooy jënd gi ñan ñoo koy bay xale yi atelier yi aussi c'est pareil mais nag loolu comme ndaw yi léegi vraiment dañu bëgg a émanciper wu amal seen bopp doxal seen bopp parce que gis nañ luy xew ci géej gi ñuy dem di ci dugg vraiment bëgg a tekki rek moo tax loolu moo tax nag te ndaw aussi lu ñuy wax mooy institution de microfinance yi mooy nañu yokk structure d'encadrement yi parce que jeune bu ñu encadré wu day xaw a jafe nga jox ko yenn financement yoo xam ne da koy amal njëriñ moo tax nag ñun quand même lëkkaloo nañ ak ay centre de formation yu dul jeex ay structure d'encadrement ak yeneen yoo xam ne ni tey chaque weer dinañu proposer ay liste de jeunes yoo xam ne ni dañ leen di jàppale fépp ci biir Sénégal donc loolu nag suñu bëggee mu dox mooy structure d'encadrement yi il faut ñu continuer newul na rek na jeune bi am diplôme génn ñu bàyyi ko mais jeune bi il faut mu am coach buy ànd ak moom di ko encadrer di ko accompagner ci liggéey boobu muy def ba jour bu mun a demal boppam loolu la ñuy wax service non financier waaw loolu nag dafa nekk loo xam ne lu cher la institution yaa ngi koy def bien sûr que nag dañu am souvent ay partenaires yu leen di jàppale partenaires yi bëreetuñ dañuy mujj nag ci lu néew lu ñu yor di ko defar seen bopp te da ngay gis agent yi microfinance mu polyvalent lay nekk suba yaa ngi ci formation suba yaa ngi ci crédit suba yaa ngi coaching suba yaa ngi ci leneen donc loolu nag mais nag du ñu doy pour mun a accompagner jeunes yu bari moo tax nag ñuy ñaan ONG yu fi ne yenn association yi yenn organisme yi fi ne gën a encadrer jeunes yi di leen topp ndax joxe crédit bi vraiment nit ñi taxaw nañ pour jàppale ndaw yi mais na fekk na ñu encadrer leen pour mun a wàññi taux de casse parce que histoire wane na fi quand même nguur gi def na lu bëri ci xale yi wante tey pour xale yu ci mucc bëriwuñ très bien monsieur Lamine Dia suñu ganu tey microfinance à cœur ouvert ñuy gërëm bu baax a baax suñu collègues yi nga xam ne ñu ngi envoyé message Chantal Thiaw Mouhamadou Kandé donc suñu ancien collègues yi Joseph Diouf Joseph Doudou Ndione donc ñu ngi gërëm vraiment ñëpp As suñu chauffeur bi ñu ngi koy gërëm bu baax madame Soxna Cissé Mamadou Diamanka vraiment gis nañ ni ngi daal ñu ngi topp émission bu baax a baax fii ba Casamance alors El Hadj Sémou Diouf bàyyi wala ba léegi de moom nee na li nga wax comprendre na ko waaye nag daa bëgg nga dellusiwaat ci apport bi parce que nee nañ boo soxlaa kër ngeen am na minimum boo xam ne moom lañ lay laaj mais ka nga xam ne nag yorul ba bëgg a leb nga ne foog nga joxe nangam loolu est-ce que mënul doon problème waaw xam nga nag mbirum leb xam nga souvent nit ñi dañ koy raay ba mu ëpp
mais koo xam ne nii vraiment képp kuy liggéey en tout cas di taaba di kii au moins di nga teg dara ci taaba bi parce que sa projet la ñun dañ lay gunge tant que ñoom jàppewuñ ne nit ñi dañ leen di gunge mais projet bi sa projet bopp la waaw sa projet bopp la te lu ñuy bañ lu tax ñu lay laaj apport parce que gis nañ fi ñu bëri ñoo xam ne ni dañ leen laaj apport ñu dem lebbi ko wala ñu aal leen ko suñ leen ko delloo suwaatee par exemple ñu nga lebal leen ci saa si ñu fay waajooju wala ñu delloo xaalis boobu dese loo xam ne nii projet bi du ci mën a matal. kon est-ce que du terme apport bi moo baaxul. waaw apport bi daal moom. est-ce que baat bi moo du loolu. peut-être baat bi daf fiy yàgg. waaw nit ñi dem ba miin ko. am na ñoo xam ne sax apport bi lu tax. nit ñi duñ ko rémunéré def ko DAT def ko leneen ak leneen loolu lu mën a nekk la. mais nag apport quand même soo moomee projet. man de en tout cas su ma amee projet. balaa kenn du ma ci njëkk. man dinaa ci dugal sama loxo. loolu rek la apport ndimbal na ci fekk loxol borom. na ci fekk loxol borom. maanaam suñ ko firee dañu war a wax ne yow balaa ngaa laaj ñaar fukki junni. war na fekk nga denc nu mu tuddati ñaari junni ba pare. suñ ko jëlee noonu. mën na doon ñaari junni ko mën doon ñett junni ça dépend ci institution de microfinance. xam nga avant daana yegg ay 25%. mais léegi mu ngi wàññeeku. di wàññeeku. ba yegg ay 10 am ñoo xam ne sax ils font institution yoo xam ne ni elles font moins. donc nag loolu ci avancement buy am. am na ñeneen ñoo xam ne nag dañ ne na su ma demee bay débourser crédit ci boobaa. boobu laa ko ciy génne. loolu aussi problème la. parce que nga ñëw laaj la dara nga toog ba mu yàgg foo leboon 1 million ñu lay jox ay 900 000 ak 800 nangam mille. fekk yow sa projet 1 million la da ngay mujj di dawaat. pour régler waat la ca des. wala sa projet bi su nekkoon da ngay yar ay ganaar. foo waroon jënd ay aliments du mat. foo leen waroon a vacciner doo ko def. di tëb ay mbir yoo xam ne nii ëllëg doo am poids. pour mun a jaay génn ci noo ci war a génne. donc nag képp ku am projet ñu ngi lay ñaan. au moins yow nga dugal sa loxo wane ne lii sama yëf la. waaw su ngeen fi nekkutoon jaral na ma miiras lu ma yor. pour mën ma doxal sama projet parce que projet aussi il faut nga wane ne yaa da nga ko gëm. moo am confiance également. waaw parce que crédit. Léopold yaa ma gën a xam baat bi crédit lan la confiance la. mooy confiance bu kuy leble am ci ko xam ne ni moom lay lebal. ci confiance boobu nag pour mu yomb. man bëgg naa nangam mais teg naa nangam ci taabal ci. loolu au moins lu xel mën a dégg la. soo tegee teggi. waaw donc loolu la am solo la moi je pense que. boobu débat moom du gaaw a jeex. dinañ ci continuer incha allah. très bien kii suñu gan tey muy Lamine Dia di directeur du crédit et des engagements bu UIMSEC ñuy gërëmaat encore bu baax suñu collègue yi Abdou Goudiaby bu Ziguinchor Madeleine Dibor Diouf bu UIMSEC Dakar donc alors ma bëggoon nag ñu wax tuuti ci mbay mi. mbay mi ak càmm bi. parce que gis nañu dëkk moom mënul développé wu tant que mbay mi ak càmm yi jëmul kanam. yéen institution microfinance yi yan jéego ngeen di dox ci wàllu mbay mi ak càmm est-ce que yombalal ngeen béykat yi vraiment ñu mën a jote ci wàllu crédit bi. waaw yaakaar naa ci wàllu mbay. suñu gisee tey lu ci institution de microfinance yi def. lu am solo la. ndax avant peut-être LBA moo fi newoon mooy banque agricole. avant tuddoon CNCAS. moom lañ ñëpp ñoo xam ne béykat yu mag yi ñoom lañ gënoon a xam. mais tey gis nañ ne petits producteurs yi. dem nañ ba commencé di indi surproduction ci marché bi. loolu nag amul kenn ku ko financé lu institution de microfinance. donc ñu ngi ciy def lu ci war. am na benn exemple boo xam ne nii su ma ko jëlee côté Kër Matar. mais nit ñi dajale foofu. financé bi lu toll 47 millions pour extension électricité. avant ay quelques tool la fa newoon. mais tey 7 kilomètres à la ronde. foo dem dafa verte. te loolu institution microfinance ko def. feneen ak feneen ñu ngi koy def. donc nag vraiment lu ma gis ne tey ci taux yu gën a oyof. dañuy sacrifier pour jàppale mbay mi. parce que gis nañ ne tey lu ñu ci mën a génne mooy mbay. moo ñu loolu rek moo ñu ci mën a génn ak leneen loo mën a financer ay services ak yeneen. tôt ou tard ay jafe-jafe lay indi. parce que avant institutions yi ñu ngi doon ci ñuy dem Dubaï ñuy dem Chine ñuy dem bien sûr que ñu ngi continuer di ko financer. mais tey dañu lay orienter lu ñu yor. ci wàllu mbay ci wàllu càmm
ci jàppale aussi jigéen ñi. ndax jigéen ñi mën nga wax ne maa ngi jàppale jigéen mais 90% jigéen ñëpp. soit ñu ngi béy wala ñu ngi jaay produit bu jógee ci béy. léegi nag béykat yooyu pour ñu mën a gis nañu vraiment état bi lu mu ciy def. ak programme yu bëri. yoo xam ne dañuy intervenir ci wàllu mbéy. ci wàllu par exemple càmm gi lu mel ni ay fonds STAP ak yooyu. dañ ciy ñëw. donc loolu lu am solo la mais nag il faut ñu jàppale aussi producteurs yi parce que kat. ñun financé nañ ba surproduction di am ñu ngi commencé tiit. ndax am na ay multinationales yu fi nekk. bëgg nañu aussi état bi jàppale ñu ñooñu nga xam ne dañoo am doole. lu ñu béy nañ ko génne réew mi dem jaay ko ci bitti. loolu dina tax Sénégal mun a am ay devises. mun a régler ay développement. bàyyi nag marché intérieur bi mu bàyyee ko petits producteurs yi. loolu suñ ko defee yaakaar naa ne dinañ gën a mën a continuer di produire qualité. parce que avant presque soo béyee soble. du def weer mu nëb. ñun gis nañ tey ay soble yoo xam ne ni. dañ fay nekk de janvier dem ko ay juin juillet. waaw donc loolu mooy ne qualité baa ngi ñëw mais il faut ñu accompagner su nekkee ne dañu am concurrence multinationale yooyu. yoo xam ne nii souvent sax dañuy am kii statut national. fekk vraiment ñu ko nekk ci ginnaaw newuñu ay sénégalais. te loolu aussi baax na ci réew parce que day indi ay koom-koom xale yi dañu am liggéey. wante ne lu ñuy produire. vraiment nañ ko génne dem jaay ko feneen. pour devises yi mën a dugg. mais marché bi ñuy lekk fii ci biir Sénégal vraiment ñu bàyyi petits producteurs yi def ko. te loolu aussi institution de microfinance yu nekk ci Sénégal yëpp. tey la ñu gën a taxaw. pour mën a gën a rafetal déjà seen intervention ci domaine boobu. ak seen jëfin ak seen méthodologie. loolu aussi lu mel ni IMSEC. am na ci benn projet bu am solo. boo xam ne mën na am beneen yoon. ñëw loolu kese. dajale ñu fi. pour ñu waxtaan ci centre financier agricole IMSEC boo xam ne ni. du yàgg mu démarrer ay activités yu am solo. très bien donc seen émission microfinance à cœur ouvert fii ci Témoin FM 107.0 ñu dalal tey suñu gan bi di Lamine Dia directeur du crédit et des engagements de l'IMSEC mën ngeen bokk ci émission bi su ngeen wootee ci 88 628 03 00. alors ñu desee tuuti ba léegi ci wàllu mbéy mi gis nañ ne wax nga léegi ne multinationales yi. seen loxo ñu ko ci dugale mën na indi ay gàllankoor nit ñi mais ñun gis nañ fay institution microfinance yoo xam ne dañuy def ni ñu naan chaîne de valeur. est-ce que yaakaar na aussi institution microfinance yi foofu la ñu waroon a jublu. maanaam fexe ba jàppale béykat bi ci wàllu jiw bi ba lëkkale ko ak ki nga xam ne moom moo mën a jënd ndax loolu du solution. waaw xam nga chaîne de valeur yooyu filière yooyu. luy jafe-jafe bi mooy. il faut am kuy financer. lëkkaloo googu. parce que dafa laaj ay réunion. dafa laaj tàggat. dafa laaj loolu. institution microfinance bi mënu koo def. attanuñ ko attanuñ ko bëgg nañ xam nañ ni ñu koy defee. mais attanuñ loolu pour ñu def ko. loolu nag ci la ñuy xaar nguur gi. bien sûr que nag am na par exemple ñoo xam ne génn na fi récépissé des dépôts par exemple. nga xam ne dina favoriser par exemple ay magasins de stockage ay pour ñu mën a aar loo xam ne ni loolu lañ produire je pense que loolu aussi. état bi def na fa benn mbir moo xam ne mu am solo la. ndax su magasin yi amee. chambre froide yi am. ba nga xam ne lu ñuy béy du yàqu. loolu dina mën a constituer ay garanties yoo xam ne pour béykat bi. pour su ñëwee indi récépissé au niveau des institutions de microfinance. doon benn jafe-jafe pour mën a accéder au crédit. bañ a bazarder loo xam ne nii moom la sonn pour liggéey ko. donc en tout cas ci wàllu agriculture daal. dafa gën a yaatu. parce que dafa nekk problématique boo xam ne. au niveau national. réglé guñ ko. loolu dafa laaj concertation yu mag mais. waa microfinance quand même dañ ciy mën a béy seen waar. mais duñu am prétention régler problème bi de manière globale. maanaam dañ ciy dugal seen loxo daal. waaw dañ ciy sóobu noonu. voilà très bien donc institution microfinance dañ ciy sóobu ci wàllu mbéy mi ni mu demee ci wàllu mbéy mi noonu la demee ci wàllu càmm ji ak napp ji léegi ñu gis ne waxoon naa ko sànq nit ñi dañu naan taux bi dafa rëy débat ba dul jeex la. du jeex mais ñu gis ne da ngay gis institution microfinance boo xam ne par exemple li mu dajale ci koom-koomu nit ñi maanaam épargne bi ay 7 milliards la. mais li mu joxe ci crédit mën na dem ba ay 11 milliards 12 milliards 13 milliards. nga gis ne donc am na loo xam ne am na feneen fu mu ko jëlee léegi institution de microfinance fan la ñuy jëlee seen koom-koom bi ngir mën a financer nit ñi. waaw institution de microfinance yi en tout cas ginnaaw épargne bu ñuy dajale. ci coono bu metti
parce que dafa laaj ay investissement yu métti pour nga mën a collecter épargne nit ñi. beneen mbir moo xam ne dañ koy def mooy dañuy lebi. te ñëpp xam nañ ne. dem ci marché financier bi di leb. état bi sax day leb ay taux 6%. ay taux 5 ak nangam. waxuma la nag microfinance. yow soo demee ay 7 ak ay 8 ak. ba pare boole ci ay garantie yi ñu lay laaj. garantie sa portefeuille garantie say bâtiment garantie lépp. ba pare boole ci nag di tukki di dem di lijjanti di ñëw. presque soo ñëwee lu mu lay dikkee dina yegg ay presque 10%. loolu nag soo ñëwee bu ko joxee. te dañuy góorgóorlu di ko joxe ay 12. ay 15 ay 13 malgré tout. marge yu ndaw. loolu nag je pense que banque centrale depuis 2011. comité politique monétaire bi. moom taxawoon na pour encadrer. mutuelle article 44. article 44 yooyu mooy lan mooy institution yoo xam ne nii. tegle na ñaari at. seen encours épargne wala seen encours crédit. weesu na 2 milliards su boobaa. dañ leen tuddee article 44. ñooñu nag ñu ngi doon xool nan la ñuy def ba nuy banques yi di mën a lebee. parce que bu ñu demee ba presque juin. banque centrale dafa doon leblee banques yi à 2%. ginnaaw mbas mi. pour mun leen a jàppale. ba pare na ne leen seen besoin yi ngeen am yëpp. taxaw naa pour financer. mais boobu mais loolu xel mënu koo nangu. loolu parce que ñi gën a am doole la ñuy dooleel. waaw ñi instrument microfinance nga xam ne yoruñu. ñu ne leen toog leen. waaw loolu moo am. loolu moo am ñoom dañ leen ne lu ngeen soxla nañ ko financer te taux bu ñu leen koy lebalee dañ ko oyofal ba 2%. jamono jooju institution de microfinance yi def nañ ay report d'échéance. def nañ lépp mais gisuñ kenn. donc à part ça peut-être foofu gërëm ci état bi tuuti ndax. ci même période boobu quand même. renforcé na lu mel ne ay fonds JIP. renforcé na lu mel ne ay fonds stable. FADCR a ngi yëngu DER a ngi yëngu ñeneen a ngi yëngu. ñooñu aussi bon lenn rek lañuy moo ñuy metti ci fonds yooyu. mooy souvent communication bi institutionnelle bi. parce que su ne projet boo xam ne yow da ngay lebal institution bi muy leble. ginnaaw mise à disposition ñoom. projet yooyu am na ñaari façon levier. mooy benn levier bi mooy mise à disposition mooy ñëw jox la ne joxal ma telle ak telle personne pour jàppale leen. ñoom leen di joxoon. waaw joxal la ne joxal ma diw ak diw ak diw. ci seeni critères loolu mooy mise à disposition. mais institution yooyu aussi dañuy am lu ñuy tuddee refinancement. mooy ne dañuy lebal institution de microfinance wala SFD bi. pour mu dem leble. bien sûr que ci dossier yu ñuy leble. dina am yoo xam ne ni projet bi moo la koy joxaale. ak say clients yi ak say membres yoo am. mais nag su nit ñi fay yooyu yaay fay. mais gis nañ ne ci communication bi nag. presque yow institution bi kenn du la tudd. diw joxe na diw joxe na diw joxe na. yow institution boo xam ne da ngaa leb risque bi yow yaa koy supporter. kenn du la tudd. daanaka sa xaalis la. waaw sa xaalis la non sa xaalis da nga koy fay. mais kenn du la ci tudd. loolu nag mooy indi souvent ñu ne noo xaalisu projet nangam la su ma fayul garaawul. alors que yow suñu fayul yow yaa war a supporter donc risque boobu yëpp. donc ñu xam ne vraiment institution de microfinance yi. vraiment ñu ngi lancé waat appel. nguur gi bien sûr que teg na fonds. fonds national de la microfinance. ñu ngi ko yàkkamti mu ñëw. pour ñu xool moom tamit lan lay indi ci wàllu garantie ci wàllu bonification. mais nag lu doon gën. mooy ñu xool nan la ñuy renforcer directement les institutions de microfinance. jox leen xaalis. ñun bañuñu ku ñu contrôler. bañuñu ku seere contrôle bi xool càmbar yooyu bañuñu ko. mais nañ ñu jox xaalis bi di ñu contrôler. yaakaar naa ne dinañ def ay impact yoo xam ne nii mun na am projet yu bëri duñ ko def. très bien donc seen émission microfinance à Keur River dalal tey monsieur Lamine Dia donc ñu ngi wax ni ñetti simili moo des ci waxtaan bi ma bëggoon ñu jeexale pàcc bu am solo boo xam ne institution yu bëri ñu ngi ciy dugg fu mu nekk nii ñu koy wax finance islamique. finance islamique mooy lan. waaw finance islamique nag mooy xam nga dafa am finance classique bi. boobu nag ci ñoo xam ne nii ci wàllu
ci wàllu kii l'islam dañ jàpp ne joxe xaalis xaalis buy jur xaalis riba la jox nit xaalis mu ñëw feele teg ci dara riba la mais nag ci finance bi la nit am na produit yu bari am na produit yoo xam ne nii dañ ne yow sooy lebal nit yow da nga koy jaay mbir mi yow yaay jënd jaayaat ko teg marge day mel ni commerçant nga xam ne ni day nekk day tegu ci bien boo xam ne nit mun na ko laal dem jënd ko jaayaat ko nit ki léegi nag mun na fay par crédit mais nag sa marge aussi loolu lu dagan la du riba jëndee naa nangam jaayaate naa la nangam donc lu ma ci mën a teg loolu moom du riba marge lay tudd donc am na assurance am na yoo xam ne ni aussi produit yoo xam ne da ngeen di partager tout ça risque bi mais loo xam ne ni développé na bu baax ay Angleterre ak réewu tugal yi même su nekkee duñu ay jullit parce que finance islamique bokkut ak finance pour ñoo xam ne dañu ay musulman lañ waaw ñëpp ci bokk te soo ci duggee tey ñu ko gën a maîtriser newuñ sa ay musulman mais am na loo xam duñ ko financé ñoom waaw am na yoo xam ne ni lépp loo xam ne l'islam moom nangu ko duñ ko financé comme ay xeetu sangara ay xeetu mbaam boo xam ne yooyu waaw yooyu mais nag finance classique bi mooy SFD yooyu ci seen yeneen produit yooyu dañ koy financé même su nekkee kuy jiite institution bi jullit la dafa am obligation financer lépp loo xam ne ni yoon nangu na ko waaw très bien donc monsieur Lamine Dia sa baat bu mujj baat bu mujj daal di gërëm en tout cas waa IMSEC ñoo xam ne nii intervenir nañ di gërëm bu baax nag sama njaboot ñu nekk Gandigal ñu nekk Dakar di leen gërëm ñoom ñëpp xam ne nag liggéey bi day laaj sacrifice bu bari te ñu ma ciy jàppale je pense que mënuma toog ci ndaje bu mel nii wax ba jeexal gërëmul leen sant leen di la gërëm bu baax di gërëm aussi Témoin FM di gërëm sama directeur di gërëm personnel bi yëpp élu yëpp di ñaan yàlla nag vraiment li ñu fi wax nit ñi dégg ko mu am njëriñ ci ñoom waaw di ñaan yàlla aussi sama yeneen i collègues aussi ñëw continuer liggéey boo xam ne ni tàmbale nañ ko tey incha allah di gërëm di la sant jërëjëf mu nekkoon seen émission microfinance à cœur ouvert bi doon dalal tey monsieur Lamine Dia directeur du crédit et des engagements de l'union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit ñu doon waxtaan lépp dem ci wàllu bor leb ak leble ñu wax ne microfinance à cœur ouvert di émission bi ñuy waxtaane lépp dem ci wàllu microfinance ci àddina si ak Sénégal ñu leen di jox dig daje àllarba bi